ngi tudd Souadou Sy Aïcha Sy dans Secret de famille. Bon man séquence yëpp neex na ma franchement li ma fa joué yëpp neex na ma mais am na ay séquences yoo xamante ne daf ma marqué mooy bi sama papa Alioune Sy di décédé boobu séquence bu ma touché la parce que dama nekkoon di xalaat complicité bi ma am ak sama papa xam nga tey jii bu loolu amoon yàlla na jeex donc affaire bi mu xaw ma touché tuuti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Deuxième séquence bi mooy jour bi ma dem ci cimetière yi di ziyaare ci sama yaay séquence boobu aussi daf ma touché lu bari parce que comme sama yaay dundul donc ma dem ba foofu sama xel aussi dem fu sori. Aïcha, Aïcha, attends, Aïcha, taxawal. Aïcha, taxawal. mu nekk aussi séquence boo xamante ni bu ma marqué la bon épisode bi ma gën a neex nag mooy épisode bi may sonn rek épisode boobu nga xam ne fu ma dem rek fekk jee jiitu na ma fa yàqal na ma. Bonjour, mademoiselle Sy. Comment vous allez? Ça va bien. Je viens de recevoir une note de la comptabilité qui m'informe que les virements pour vos frais d'études sont suspendus. Qu'est-ce qui explique cela? Mais loolu lan la mën a nekk mes études ont toujours été payées sans aucun problème donc mënoo leen ko arrêter subitement nii et le compte de mon père ne peut pas s'épuiser. Je n'ai pas dit que le compte est épuisé. C'est juste dañ ma signaler information boobu. Non mais attends man je rêve ou quoi? C'est la vérité. Mais monsieur Tall man ji lan la ma ëppale sama papa alalam man maa ko moom donc man alal bi man maa ko gën a yellool nga yàq samay jàng nii pour lan parce que ji nee na la nga. Mademoiselle, je te rappelle que Dieu, elle est ayant droit comme toi. ma war a dem ci imam Yade di ko wax sama problème di jooy Sidi di ñëw di ma yokk problème. Sidi, toog. Non non toog. kii mënuma bokk ak moom jotee. Toogal digal waaw. Aïcha li ma la wax de ko def ndigal la yéen a bokk ndey ak baay. waaw épisode boobu moom neex na ma torop waaye maa ngi remercier ñëpp franchement di kontaan aussi ci waa Yes Dakar ñi nga xamante ni ñoo ma permettre tey jii nii ma wane yeneen facette yoo xamante ni yu nekk ci man la et aussi Secret de famille permettre na ma xam lu bari loo xamante ni xaw ma ko woon ci wàllum héritage ak aussi nit yi alal fi mu leen toll et tout. Franchement, apprendre na ma beaucoup de choses. maa ngi remercier aussi toute l'équipe Yes Dakar franchement ay nit yu baax lañ oyof ñëw naa ñu yaatalal ma et puis macha allah ñu nekk famille daal bu bien kontaan naa merci beaucoup. asalaamaaleykum adduna wërngal këpp maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam man la Assane Ndiaye Diop ñu gën maa xam ci Amadou acteur ci Secret de famille. waaw di leen bëgg nag yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi doon suivre Secret de famille di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla jàmm surtout ci weeru koor yu nu dëgmal nii di leen si ñaanal ñu woor ko ci jàmm génn si jàmm yàlla nangu nu surtout tamit dañ koy jàmm. waaw séquence yi ma gën a marqué ci Secret de famille bokk na ci bi Amadou di daje ak grand frère am bi ci piscine bi ak jabaram ji bi problème bi di am maanaam bi sëy bi di tas. man maay kii dem man dooma rey dama toog ba nga dima rey dama dul toog man ba nga dima rey man maa dul toog man ba nga dima rey. man ngay traité de reykat. man na yaa ko rey taxawaalu gii ngay taxawaalu moo ko naqari ba mu dee yaa ko def. yow looy wax nii yow. wax naa ko ba pare. xoolal
baat boobu bu ci dellooti. danaa ci delluwaat ba mu neex. bu ci dellooti. maa ciy delluwaat ba mu neex. kooku yàlla ko jël jeex na. yaa ko rey naqara ko rey. ne me rappelle plus des choses comme ça. naqara ko rey naqara ko rey. ba yaa ko rey yow loo ci xam yow. taxawaalu gi nga nekke moo ko rey. may ma sama baat. ndax takk naa sama mbindaan. waaw may ma sama baat. ma ni may naa la. non non grand non xoolal. bul téye sama kii. may ma jàll. ou bien ci piscine bi nga jëm. may ma jàll. damay wax lu wóor peng. may ma jàll. day génn sama kër. may ma jàll. day génn sama kër. Adja ma ni soo bëggee lu ma neex xam nga nous sommes des frères mais soo ma bañee ñàkk ne l'appuie pas dans ses fautes. mais grand loo ki dañ koy waxtaane. man du ma waxtaanee lii du ma ñàkk fayda pour moom pour lan. baat bi dafa moom gën a gore. baat bi moom mënoon na ñàkk daal. lu tax mu ñaan ma ko. séquence boobu bokk na ci séquence yi ma gën a marqué ak beneen séquence boo xamante ni ci la Amadou di génnee femme bi mayoon kër gi Adja. waaw man damay bëgg a waaru walla Amadou yow mënoo maa dimbali te nga ba ma ak sama kër gi nga toog seen kër yow xale bi lakkale nga de Amadou ma toroxal yow xanaa yoroo xalu jullit yéen ñaari séquence yi sincèrement marqué na ma trop neex na ma lool. waaw ak rôle bi ma jox sincèrement parler rôle bu ma neex la waaw ndax li tax mu neex ma sànq mooy question bi ma posé ci séquence yi la gën a neex bi ñuy génnee femme bi ndax boobu bi ma ko defee ba pare damay dajeeg nit sax noonu mu jéppi ma ba koo xam ne daf may xam ma xam ko moom it séquence boobu daf koy touché moo tax mu bokk ci rôle yi nga xamante ni neex na ma kon maanaam foofu am na tey lu ñu fa joxe loo xamante ni neexul askan am na jàngale bu fa génn mbonu Amadou dafa génn foofu bokk na tam ci séquence yi ma gën a neex ndax séquence boobu dafa sadik looloo tax mu neex ma. waaw li tax ñuy gérer di jooy loolu lu mën a nekk la ndax rôle boo ko tegee fa nga ko war a teg dugg ci personnage bi rek bu boobaa jooy war na mën a nekk ak ku mënti doon looloo tax pour séquence bi laajee jooy par force jooy day ñëw du lu ñuy jëli day ñëw par force waaw ndax ci jeu la. sama dernier kàddu mooy di leen ñaanal yéen ñi nga xamante ni yéen a doon seetaan secret de famille di leen ñaanal ngeen yàgg fi yàlla dolli leen jàmm te it jàngoro ji lëmbe àdduna ñu ngi ñaan yàlla na ko fi yàlla jële képp koo xamante ne dal na la yàlla na la ko yàlla saafaraal kum dalalut yàlla nañ sa kumpa. man Adja bu secret de famille saison 1 sama tur dëgg di Germaine Da Silva séquence bi ma gën a frappé mooy premier jour bi ma dajeeg tonton Lamine Ndiaye boo xamante ne dama ko mës a bëgg bi may xale di ko seetaan boobu moom marqué na ma. sama mbindaan. ci boppam. sama mbindaan. qu'est-ce qu'il y a du nit. nit la. waaw. lan moo la war a naqari ci man dama laa def dara lu ma yëgu. defoo ma dara lu ma naqari. parce que bi ma joué ak moom ba pare affaire bi dafa marqué ak aussi bi nga xamante ne dama obligé woon pour ma war a mën a wax ak Assane war koo xas saaga ko. bu sàcc di am yow mi yaay sàcc xaalis boobu ngay wax nag moomuloo ko. naa la xamal ñaar gis nga registre boobu maa ko moom sama registre la dama bëgg nga teg ko sama loxo ci bi muy teel bu dul loolu dinaa la wili pande dinaa la weer ba nga mel ne géej. foofu tamit touché na ma trop. ni ma dundee rôle bi ñu ma jox mooy dama doon incarné rek aawo boo xamante ne mun naa ne aawo parce que sama aawo dafa décédé ma ñëw sëy si nekk ak sama jëkkër muñal ko nag yu metti yu neex ñu ñëw takkal ma sama mbindaan ñu baal ma aussi ñu bëri bëgguñu moo boobu mais man mi di wax ak ngeen sax mbindaan laa parce que boo demee di servir keneen rek mbindaan nga waxin bi la rek miin na doole mais confiance bi ma amoon ci yaayu sama mbindaan mi ba moom mu mujj ñëw nangu sama jëkkër. boobu de maa ngi dégg jàmbatu jànk ma ne ma woo sama doom ji mu ñëw ndax élève la mi ngi jàng université la nekk fa lay jànge comme deful dara mu ñu jàpp ci daal
pour ma delluwaat ci la mu nekkoon. ah loolu dina ma arrangé ak ni ma sonnee temps yii. nu mu tudd moom. Jee tudd. Jee na nga def. may fi. ah ab étudiante nga. waaw. ban année. 3e. ah loolu baax na léegi nag nga bëgg a liggéey ci vacances yi. waaw. loolu tàng sama xol ma daal di defee noonu pour wane rek jigéen ñëpp ko ci takkal wujju rek réaction bi muy am loolu rek la moo taxoon nag ma daal di ñaan sama baat dem di remercier yéen caméraman yu ñaawul yi nga xamante ne image bi lu mu rafet yéen la bu nit ñi xoolee bëgg yéen la di remercier aussi ñi ma fi dajeel ñëpp nga xamante ni samay naataango ñoom Assane surtout nga xamante ne dama ko sonaloon trop ak imam di remercier ñëpp daal remercier sénégalais yi ñi nga xamante ne xamuñu ndax liñ leen def neex na leen kontaan nañ trop ci yéen di leen wax nag ngeen taaxirlu rek 2e saison baa ngi ñëw te foofu lay dàqee yeneen a ngi ñëw waaw affaire bi daal Yes Dakar la. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum samay mbokk artistes ak ñi ma doon joué loolu secret de famille man nag maa ngi tudd Serigne Ahmadou Diouf joué rôle bu ñuy wax Bilal ci secret de famille. waaw rôle Bilal bi daf ma neex ndax dafa am loo xam ne dama kaa fekke daan dund ak benn góor gu baax fi ma dëkk te mu nekkoon Bilalu jàkka ma gis ni mu daan sonne ci jàkka ji moo tax bi ñu ma waxee Bilal rek damaa kontaan rawati ñun ma Bilal da ngaa feebar te it góor gi noonu la daan def dafa woppoon teewul sax tout le temps day jóg ngir jàkka ja rôle bi nag neex ma lool ma ni ne dal ma incarné ko jëm cee góorgóorlu mënu ma def nag lu jaaxal waa Sénégal waaye ma jëm cee góorgóorlu pour jéem a def lu neex. yàlla sunu borom tabaraka wa taala daf ñu indil Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir jub ak yërmande te loolu yëpp gis naa ko ci yow maa jël risque jël volonté jëndee xaalis bi jox la ko. imam li ñuy wax ci jikko imam mi ngi ci yow. yàlla baax na. ndax dañuy wax imam sàmm la. maag imam Yadou dama ciy kontaan bu ñu xaritoo ci film bi ndax dafa nekk sama rakk nekk sama xarit Lamine. ndaxte yow dëgër bi nga dëgëroon ba ñuy sàkket jumaa ja wax dëgg yàlla mi ngi fi ba léegi. imam lépp yow la. alhamdulilah. imam boo ma bàyyi woon ma tëdd fi ma tëddoon kon du ma jugaan ni bay wax ak yow. ah déedéet. waaye yàlla mi am fay yàlla la yàlla fay. allahumma amiin. kontaan naa trop. fi ma la def yàlla rek laa ko seddal. dëgg la. tey jii bu ma joué ci film bi grâce à moom la ndax moo ni sentir na ma daal di may woo kon kooku yaakaar naa bu ma woowee ñu bokk di joué rek damay gën a kontaan damay gën a neex dama ci gën a bëgg a def loo xam ne sax mënu ma ko woon te it bi ci des gis nga rôle bi ma ci gën a neex épisode bi ma ci gën a neex mooy épisode bi nga xam ni damaa ñëw di koy nettali naan ko gis naa jaag mu taxaw ko xees mu jànni ma. imam gis naa Mamadou Diak ci peggu jumaa ji mu taxaw fa ak waaju xees mu koy jox enveloppe du benn du ñaar te enveloppe yooyu mu koy jox damaa njort ne xaalis la te yaakaar naa xaalis bu dee dugg ci jumaa ji du jaar ci loxo kenn sa loxo la war a jaar loolu tax na nga ñu wax la ko. dëgg la Bilal waaye Bilal nit da ngay maanu doomu aadama da ngay maanu doo jël gis ñaar nit ñu taxaw rek nga ne leen xaalis nangam wala nangam xamoo lu ñuy def xamoo kan ak kan la da ngay wax lu wóor rek sama xarit nga nag sama waay nga waaye yu mel noonu moom bu ma ko waxati dégg nga. épisode boobu daf maa neex ndax maa marqué ndax damaa dem ay xale yu ndaw fu ma daje ak ñoom ñun ma nettali baaxul ku ñu nettali dañ laa war a freiné ma xam ne rek am naa lu ma jàngale foofu daal. sama dernier kàddu mooy di ñaanalaat waa Sénégal rek di ñaanal waa àdduna bi yàlla nu yàlla defal jàmm may ñu wér ak wérle sutura su yaa njaboot gu barkeel yàlla dàkkal ñu jàngoro bi dàkkal ñu seytaane ba ñëpp commencé waa seen activité loolu rek laay ñaanal waa Sénégal. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tout le public képp ku ñu doon seetaan bi mu doon suivre ci saison 1 bi. Je m'avais me présenter, man mooy Sambou Souba Sarr et j'ai joué le rôle de Monsieur Tall, administrateur de biens de Alioune Sy ci secret de famille. Rôle bi ma joué nag rôle bu ma neex la quand même parce que donc
rôle gestionnaire de compte rôle administrateur de biens donc relation de confiance moo ci ëpp. série bi nag quand même séquence bi mu ci gën a neex mooy relation de confiance boobu ma leen doon wax quand même bi ma yegsee ba séddale lépp ba jox sax Sidi mi nga xam ne mooy voilà koo xam ne dañ ko waroon a belli ma sauvegarder alalam fexe ba jox ko quand même loolu quand même lu ma neex la tamit. Alioune bàyyi woon na fi benn lettre boo xam ne kenn mësu tijji kenn mës ta xam lu ci nekk bés bii rek la doon xaar muy miraas bi tey ñëpp toog lettre bi nag moo ko kastel boppam ki ko moom muy Sidi ma fas yéene ko jébbal moom ci boppam mu ubbi ko xool ko wax ci baatam ca kaw lépp lu ci nekk parce que loolu mooy marqué confiance effectivement bi nga xam ne amoon nañ ko ci. Bonjour, je m'appelle Fabrice Fayal, alias CDC. Séquence bi ma gën a neex ci Secret de famille saison 1 bi c'était bi may menacé Pape. mais Pape yow laay waxal dama jox résultat test béton yi. yoruma ko. mais attends c'est pas possible Liliane nee na ma jox na la ko. Sidi li ma Liliane jox pour man la boo bëggee Liliane jox la da nga koy laaj lu ma sonal ok. parce que Pape daf ma sonaloon trop buntu xatal ma andil ma ay problème di ma andi ay wax yu sew mais jour bi ma fippuwee dem ci moom non ce jour j'étais trop content il m'avait trop fatigué. man yaakaaroon naa ni promotion canapé yi jigéen ñee ko dese nekkate góor yee ko dese yow da nga ñàkk jox. voilà écoute-moi bien petit enfoiré nekk naa fi ingénieur bu yàgg balaa nga koy doon te mën na nga poste technicien bi ndaxte moom rek disponible ci société bi et au moins woon pexe dama woon jàppale sama papa mënoon naa di bandi di dox di jiital dënd di wane samay diplôme comme ni nga koy defee mais du ma ko def. séquence boobu franchement je pense que c'est la séquence que j'ai le plus kiffé et je pense même que les internautes ont aussi très kiffé la séquence là. Le personnage de CDC c'était un personnage qui n'était pas trop compliqué à jouer parce que CDC ak Fabrice je dirais que seen personnalités ne sont pas si différentes que ça mais li ma gën a frappé ci rôle bi c'est que je me suis rendu compte que bon en général hein, dans la vie lépp loo gis obstacle boo mënti gis il suffit d'un peu de persévérance et beaucoup de volonté pour pouvoir les surmonter et CDC lui a vu que noonu la fa doon demee tout au long de la série à chaque fois qu'il avait des problèmes à chaque fois qu'il avait un obstacle voilà il se battait il baissait pas les bras et après il passait au-dessus de tout cela. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna man la Ndeye Fall artiste comédienne dëkk Pikine bokk ci série Secret de famille ñu may woowee Astou Sy séquence bi ma gën a neex nag mooy jour bi ma Fall di indil këyitu kër gi fekk ma sama kër ma war a génn fekk si di jëndal ma kër gi boobu lu ma neex la. ah kon Astou yow yaa ngi fi ba léegi tëj naa buntu ba ñun moom pare nañ ci xam nga lu ma lay yëgal nag gàcce bu gàtt boo gën gàcce bu gudd te yow nag amoo jom de. ndax xoolal nga jëgale say bagages war a dem ñëw indil la mbetteel bu mel noonu loolu keroog neex na ma trop te dafa mel ni dëgg la ci man séquence bu ma neex la boobu. waaw beneen bi ma gën a reetaan loo sax mooy bi may fekk jee ci jardin public bi pour mu dimbali ma fay 800 000 jàmbur yi. waaw toogal. ci jàmm. man de maa la soxla woon rek pour benn problème daal ndax xam nga suñu ONG bi si koñ ba dañuy leble par weer bu dee bu ne ngay versé ma ameloon na nag toll ci 800 000 ndax tiis na ma lool sax pour ma wax la ko bilaay maa ci kersa lool wax dëgg yàlla. kersa yow kay di nga ci am kersa yow Astou Sy yow am nga looy rus am nga looy joom yow amoo rusukaay de. boobu tamit neex na ma trop boobu tamit neex na ma ndax dafa ci xaw a retaan loo daal waaw ak li ma doon yàq jee yëpp ba mujj dem ba koy neexal di xas Aïcha tamit loolu neex na ma loolu rek def ma def ay reetaan. léegi nag am nga sa soxla Aïcha sa doom la demal nga ci Aïcha mu fajal sa soxla lu tax ngay ñëw si man. am na yaa Aïcha bokk leen. bokkuñu ñëw leen sax xool yéen ñaar Aïcha yaa ko gën fuuf. lan. pardon dégguma li nga wax. li wax kay dégg nga Aïcha bokk leen yaa ko gën fuuf doo moroomam. yow nag man tey maa gën a jommeeti. waaw personnage bi jàngal na ma lu bëree bëri waaw ndax jàngal na ma nit ni nga war a mel soo nekkee say doomu càmmiñ ak sa jabaru càmmiñ noo war a nekkee ñoom jàngal na ma ko te Secret de famille tamit doon na ma film bu ma neex la ndax film boo xamante ne fekk li nga xam ne mooy dëgg
ni ci biir famille nit ñi mënuñu ko woon wax mu génne ko waaw man bokk ci moom neex na ma torop sax waaw ndax yee na ñu bari daal film bi yee na ñu baree bari waaw ndax man nit def may woolee léegi ni ma fa mel ni li sama kër ngeen di waxtaane li sama biir kër man ko gis nga de yàlla mooy def loolu ba pare tamit jox nañ ci nit ñi ay solution tamit ndax léeg-léeg gis nit koo xamante ne da ngay am sa problème doo xam noo koy solutionné woo film bi laa jox ay solution tamit waaw te loolu tamit jàngale la te ñun dañoo war a jàngale loolu yëpp ci jàngale la bokk waaw di sant yàlla rek di ci sant tamit ñu ci àndaloon yëpp di liggéey tamit waaw ñoom tamit ñu baax lañ jox nit cër waaw xam ne ñuy nekk nit ñi ndax xam ne nit chaque jour doo nekk mais dañ lay na nga lay xool noo toogee na nga tëddee na nga ñëw mer sax ji bi ñëwaat indiwaat la ba nga commencé nekkaat kon loolu sant yàlla ndax liggéey ak xol mooy génne loolu yëpp ndax mu ne bu bëggee liggéey dafa ñu boole ñëpp suñu xol muy benn waaw man daal kontaan naa trop waaw di kontaan ci ñëpp di ñaanal ñëpp mu gën a yokk. salaamaaleykum téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di wax secret de famille ñu dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabil alamin di leen jox nag ñu ngi leen di xaar nag ci deuxième saison bi defaat leen lu gën a yee àddina ñu ñëpp ci jàngate ci mbirum ndono geeg mu dundee beeg defoon ci ñaaw ji daal macha allah li ma gën a neex nag ci épisode bi mooy fu ma war a ñëw fekk jee sama biir këram war ko indil gàllaaj gi ne dañ ko jàpp ba jeey war a jóg vraiment woon dafa ëmb te daanu xam. baax na toogaay amut nañ yëg ci kaw man la jox léegi. mais yaay baax jàmm. jàmm nag kay jóge ñu yëg ci kaw ma jox la ma lay jox. mais dañ toog fii nag yaay yow tamit. toog fii ba jàmm sëñ an lu jox war la ko defee da nga sàggan jóge ñu dem toogaay jeex. yow nag yaa sàggan. jërëjëf ne way ay lan la ne jee na jee fii sama ndey jee li lan la. foofu dama lay wan ni Layla sama àddina sama bopp man sama jëm bopp xuloo ma xeex ma mystigu ma kenn mais les fois jox la rôle goo xam il faut nga dégager ko noonu comme ci laal ku ne nag baa ngi gis sa bopp man Layla maa ngi jéggalu mais Layla moo jotu kenn dafa laaj doro ñu war a mën a wane ni ñu yaay ñi ngi def loo xam te ni des fois suñu nas bakkan la ñuy topp wane suñu doom yi tamit dañ koy bëgg a bëgg ba ñu ko teg ci yoon ba lu dikk ñu yaakaar ne doomu aadama ko liggéey fekk liggéey ñu ko te yàlla def na ab ëmb la maa ngi jéggalu kenn ku ne nag ko ci gis sa bopp it maa ngi jéggalu sama chéri yéen laa fi nekkal di leen waxtaane pour ngeen bëgg mais Layla liggéeyul kenn du bëgg a laaj macha allah. ma leen di joxaat dig daje ne leen ñu ngi préparé deuxième saison bi ba tey Layla indiwaat beneen facette su ngeen bëggee ma demaat ci mystiquement bi rek comme fii Sénégal loolu fi nekk buñ la mën a ci baatit mën na ci zaarit waaye jàpp leen rôle bee ko laaj di leen jox rendez-vous neex bi dikkaatee dinañ fiyaatal feneen fu gën a neexati foofu pour ngeen bëgg rek ñu jàngat ci yeewu ci lii de laa wax te loolu lay dund macha allah di def dig daje deuxième saison. waaw man la Lamine Senghor waaw ñu gën maa xam si Imam Yade rôle boobu laa incarné si secret de famille. waaw li ma gën a neex bari na ci séquence yu ñu tourné yëpp damay am problème sax pour wax ban ak ban la quoi mais bi ma si gën a marqué daal mooy bi may jullee néew bi Alioune Sy. tey jii war na lépp ginnaaw yal na ko yàlla xaaree àjjana Alioune mi nag ay dëkkandoom a ngi fi ñi ma bokkal liggéey a ngi fi man bi nag di imam ci gox bi di xaritu benn bakkanam. wax dëgg yàlla boobu vraiment dem naa ba ci biir commencé yëg li may wax waaw ba ma gestoo gis benn waay di jooy ci laa gën a indiwaat aaye waaw mooy bi ma toll nan ku amoon alal la ngi nii ku tabaxoon juma dëkk si lu baax a ngi nii vraiment marqué na ma trop. waaw yëg-yëg bi ma am si rôle bi wax dëgg yàlla daf ma topp maanaam am naa si yëg-yëg boo xamante ni vraiment bu ma génnee ci mbedd mi sax sol jiin sol jeget sol kap nit dab ma di ma wax loo xamante ni pour ma yedd ko si àdduna ma xam ni kii waxul ak Lamine Senghor Imam Yade lay waxal kon donc man am naa sas moo tax man dama génne waat téere yi di nafaraat di jàngaat xam ni lii dal sama kaw daal man sant naa si yàlla quoi vraiment waaw maa ngi ciy góorgóorlu bu baax ndax bëgg naa si képp ku seetaan film bi jéem a soppeeku si àdduna xam ne àdduna lépp day jeex. deuxième saison secret de famille nag dañuy ñëwaat ci beneen thème bu bees ndax kat secret de famille objectif am mooy chaque saison dañuy indi benn histoire bu bees
boo xamante ni day méngoog société bi li ñuy dund seen biir kër waaw kon nag na ngeen ko xaar te ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla bu baax ñu commencé ko si bisimilah rahmaani rahim ñu jeexal ko alhamdulilah rabbil alamin balaa ñoo tàggatoo ma may leen nag lu bees présenté leen acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo war a bokk si saison 2 bi waaw du ma def lu dul nag jug xajal leen ñu ñëw merci beaucoup. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum adduna bi. salaamaaleykum waa Sénégal. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu. salaamaaleykum maa ngi tudd Thiaba Cissé. maa ngi tudd Mohamed Dramé. man maa ngi tudd Khoudia Cissé. Dieyla la xam naa nag ñu bëri dinañ ne lan laay def fii mais Dieyla dafa nekk xale boo xam ne dafay way en plus actrice la. man nag maa nar a interpréter rôle Yaama. maa ngi incarné nag le rôle de Junior dans la série Secret de famille saison 2. maa ci incarné nag rôle Kiné. ci Secret de famille nag saison 2 maa ngi ci interprété rôle Mati. waaw di leen wax que ni nag lu narta yomb la. ngeen xaar ñu incha allah ci Secret de famille saison 2. ñu ngi leen di concocter lu amul fenn à ne rater sous aucun prétexte. À très bientôt. Sur la Sen TV.